wala peut-être dañoo faral Macky Sall parce que benn natt ko bandum la affaire par loolo affaire xeet la affaire mais 50 yi daal Moustapha Cissé Lo nee na ay buumam la leen takk indi leen jox leen Macky Sall. Mais encore une fois je pense que bu leen gaaw a jubilé Moustapha Cissé Lo c'était quelqu'un boo xam ni ñun ñu ngi ko découvrir ci jamonoy PS mu bokkoon PS parti socialiste donc Moustapha Cissé Lo parti socialiste la tàmbale nekk un socialiste n'est-ce pas bu mu jógee foofu mu dem mu jóge ci socialisme dem ci libéralisme ay doctrines yoo xam ni différentes bokkuñu dara c'est-à-dire Moustapha Cissé Lo doonoon xar mooy parti socialiste dem transhumé mujjee doon bëy c'est-à-dire du socialisme au libéralisme ça n'a absolument rien à voir nasaraan du ko def nasaraan bu yàlla may bopp muy xalaat di nit waxuma mala sénégalais yi di nit du musa def loolu du socialisme dal ci libéralisme des doctrines yu différentes ci doxalin ci vision ci état d'esprit donc Moustapha Cissé Lo bi ngeen di gis pour gone yi juddu démb te xamuñu ko ak ñu juddu tey Moustapha Cissé Lo PS la nekkoon di fa xar tànk tubayam donc jóge fa dem ànd ak Abdoulaye Wade bi nga xam ni nag Abdou Diouf dafa daanu jógewu fa ci moment bi nga xam ni élection déedéet Abdou Diouf dafa daanu Moustapha Cissé Lo sànni lu mu yoroon daw dem toppi ji Abdoulaye Wade ndax pouvoir donc jóge PS dem PDS pour yéen ñëpp ngeen xam ni kii ngeen di bëgg a brandir wala tàcc victoire dëmm la bukki la bu muuroo deru bëy te boo leen ko bàyyee mu jaxasoo gétt gi yéen ñëpp lay lekk bukki la bu muuroo deru bëy fas yéene ñëw jaxasoo ci gétt gi buñ ko seetaanee lépp lay warax ki dem ba ne peuple bi 58% yi votel Macky Sall 50 yëpp moo leen fi indi boole bu ñëwee jaxasoog ñun tam boo deful ndànk dana ci jëlaat ñeneen tam takkaat leen buum yóbbaatal leen Macky Sall jox ko wala mu dem ci keneen comme nu mu bàyyi woon Abdou Diouf dem ci Abdoulaye Wade bàyyi Abdoulaye Wade dem ci Macky Sall noonu lay demaatee tey jii ñëw jaxasoog ñun bugg rocc ñen ñu fa yóbbaat ci keneen ki nga xam ne mooy ñëw donc Moustapha Cissé Lo jóge na PS dem na PDS bu mu demee PDS aussi Macky Sall ci boppam parce que xam ne nit boo nekkee ci ab parti tamit n'est-ce pas bu yàggee da nga fay am ay xarit donc Moustapha Cissé Lo amoon na fa ay xaritam yi mooy ñoom Macky Sall comme ñeneen ñi Omar l'autre là Omar Omar Gueye je pense moom tamit nekkoon ak Idrissa Seck donc ay ci parti yi tamit dañuy ne xarit ñi nii xarit ñi donc quand Macky Sall Abdoulaye Wade dàq Macky Sall donc Moustapha Cissé Lo en tant que ami de Macky Sall a décidé de poursuivre Macky Sall ànd ak moom léegi Moustapha Cissé Lo dem ànd ak Macky Sall ñu jàmmaarloog Abdoulaye Wade gagné Abdoulaye Wade deuxième tour Moustapha Cissé Lo nekk ci pouvoir bi deuxième vice président de l'Assemblée nationale ku ko fa teg du ma ne askan wi askan bi nga xam ni moom moo leen tibboon mooy 50% ya def leen ak xarak bëy ñoo ko defaat mu nekk Assemblée nationale ànd ak Macky Sall muy neex ñu nekk ci jàmm kii des fois mu génn yor làmmiñam wax fii wax fee tout ça tey jii mu am ay mbiru ay intérêt xam nga waxoon naa leen ko
te ñëpp wax nañ ko ne ñu xam ñoom Macky Sall gis naa Aïssatou Diop Fall doon leen ko wax ne leen saaga bi c'est pas la première fois xam moom journaliste la yàgg na dugg seen biir ne waa APR dañuy saagante loolu wax naa leen ko waa APR dañuy saagante ay ndey dañuy saagante ñoom ñëpp ay ndey mais ba ci Macky Sall day saaga gars yi ndey ñoom ñëpp ministres yi fii des fois mu saaga leen ndey tàng sax ñuy saagante ay ndey donc du lu bees donc Moustapha Cissé Lo moom frustration moo ko yóbbu à ce que mu woo yaa xam mbay di ko envoyé ay message di ko saaga ay ndey di ko waxaale ñeneen donc c'est leur problème yi ñu doon régler mi ngi mel ni man ma am ku ma tooñ ma def samay affaire audio di ko saaga ay ndey buñ jëlee saaga ay ndey yooyu indi ko ci place publique bi est-ce que c'était destiné pour vous non destiné wu leen ko woon donc ñoom seen gaañ seen biir ñoo doon saagante ay ndey donc ñële rocc ko sànni ko public bi pour ay vengeance et cetera mais Moustapha Cissé Lo loolu mu doon wax bu fekkoon dafa décider taxaw ci askan wi xamal leen lépp sans amoon lu ko metti mu ñëw taxaw ne leen Sénégal def benn conférence de presse spéciale ñëw commencé di leen wax benn par benn les dossiers terre bi liñ sàcc building administratif yi ki sàcc lii lu sàcc kii si sàcc boobaa Sénégalais yi sax mën nañ ne kii il est de bonne foi parce que dafa def conférence de presse spéciale pour yoole deal bi xamal ni Macky Sall day dóor ay whisky kokaam day saagante ay ndey nangam ak nangam Sénégal yeewu leen kii nii mi ngi def deal bi kii nii dossier building administratif bi kii sàcc na ci ay milliards terre bi kii détourné na ay milliards drogue bi kii moo ko dugal leeralal Sénégalais ba mu leer nañ boobaa Sénégalais nag dinañ xam ni kii il est de bonne foi dafa ñëwoon pour éveiller waaye dafa ñëwoon pour jox ñu ay de la bonne information mais dafa ko jógul pour taxaw pour spécial pour yoole ay deal comme nu ko Sonko defee ci mbir la nekk créer fa syndicat won gars yi que di ngeen war a xeex moom fa njëkk a def syndicat bu mu génnee di yoole dafa génn ay livre wax ci pétrole wax ci gaz bi génne ay livre def ay conférence yi wax lépp lu nekk ci biir kooku au moins génn na wax sénégalais xam Moustapha Cissé Lo deful lool de téléphone am la yor di saaganteeg ndey ak ay nit di wax meram donc ay frustration la entre eux je pense que loolu dafa war a mun a yee sénégalais yëpp ñu jël leen ñoom ñëpp mettre leen dans le même sac jàpp ne ay vrai doome xaj la ñuy taxawaalu Moustapha Cissé Lo yaa xam mbay ak Macky Sall ak ñooñu ñëpp ay vrai xaju xaraa mata njaay lañ yuy taxawaalu yu enragé yoo xam ne ku ñu matt nga rage kenn baaxu ci ñoom déjà Moustapha Cissé Lo s'est transformé PS PDS tey jii mi ngi nu tudd APR suba mu demaat feneen ak yeneen il faut se méfier d'eux c'est tous des vampires assoiffés ils vivent de vos sangs et de vos sueurs duñ seeni gaayen baaxuñu ci yéen ci tey baaxuñu ci yéen ci ëllëg bu leen mus a xool lan lu ñuy wax lu leen arrangé ba ngeen ànd ak ñoom déedéet billaahi boo leen jegee ñu lekk leen te lii lépp furaas dali xëddeen la procureur du ko jàpp du ko woo du ko tëj te suba di nga gisaat Macky Sall ak Moustapha Cissé Lo ànd di dox seen soxla ku ci dugg des fa moytu leen gis nga dañ ne xiif yàpp bu la taxee yanu ñay xiif yàpp bu la taxee yanu ñay loo am jëndee ko forote il faut se méfier de ces politiciens c'est pas vos amis jóguñu pour yee leen jóguñu pour xamal leen jóguñu pour ils ont des intérêts c'est des conflits ou des guerres fratricides des guerres entre frères boo doonee doomu baadoo la boo feebaree munoo faju boo gaañoo doo am mercure korom boo buggee jàng sa baay amul lum la fayalee boo buggee naan ndox da ngay xaar ba 2 heures du matin pour nga mun a root yeewu root da ngay xam fooy dugal sa loxo pour bañ a damm da ngay xam fooy dugal sa tànk pour bañ a damm da ngay xam fooy dugal sa gémmiñ
pour bañ a mar, koo xam ne da nga am problème mu naan, koo xam ne boo feebaree da nga am problème mu faju, koo xam ni sa école mun balaa weer bi dee sa baay pour mu fayal la sax lu ne lay daj. yéen 90% yi ñu ngi ci école publique yi di bu ma xante ci ay table banc 3 personnes kii toog nii kii toog ne ñu sandis keneen ki ngarale tànkam toog nii, wala 2 personnes, classe yi pléthorique. boo xamee sa baay xam sa yaay war nga xam histoire yi ngay dugg ak histoire yi nga wartu dugg. boo xamee sa bopp war nga xam histoire yi ngay atte ak histoire yoo xam ne boo ko gisee da nga war a romb dem sa yoon te xam ni sa gat newu ca. mbirum Moustapha Cissé Lo ak ñeneen ña li laay war a suuli moytu leen, li laay war a suuli yërëm leen seen bopp. ku ci xam sa ndey mbaa nga xam sa baay histoire boo waree dugg xam ko, boo wartu dugg xam ko. tout lépp la ñuy wax entre eux qu'ils se tuent entre eux. man quand je vois Moustapha Cissé Lo et eux duma ci far kenn, damay tàccu nan seytaane na gën a neex, waay seytaane acca seytaane laay gën a ñaan pour mu gën ci dugg. nañ reyante, na jaasiya tàkk, nañ faatante, nañ tëralante di daggante ay bopp. c'est bon. comme ñun mënuluñ leen dara nag, ñoom ñi reyante seen biir sax moo ñuy arrangé. ma nga may ni ñun ñi ay bëy àll, ñoom ñi ay gaynde. bëy ak gaynde duñ mus a ànd. gaynde du mus a doon xaritu bëy. waaye bu dee ñoom gaynde yi dañ ñuy fàdd di lekk rek, ñu gis ay gaynde yi rayante kay ñun lu ñu war a ñaan? bëy bi lu muy ñaan? ñaari gaynde yi rayante lan la war a ñaan? waaye yàlla na benn gaynde bi rey benn gaynde bi la kay ñaan, mais du ñaan kay gaynde bi ñaari gaynde yi rayante nga bëgg a dem daan da nga leen di atte yow bëy. non bëy yam nga sa bopp nag, yow bëy xamoo sa bopp. ñaari gaynde yay rayante ñaar ya ñoom buñ leen rëbbee lekk leen yéen ñëpp. mais bu fekkee ñaari gaynde yaa ngay rayante ba kenn ki lekk kenn ki, au moins benn gaynde moo fay des. dina am même bu rayee yenn bëy àll yi sax dina am yenn yi rëcc. benn bëy fukki bëy benn gaynde topp leen, benn rek la mun a lekk. waaye ñaari gaynde ñaari bëy lay lekk. donc ñoom bu ñuy rayante ñoom ñooy gaynde yi, ñoom ñooy bukki yi. bu ñuy rayante ñun bëy yi dañu war di kontaan, dañu war di tàccu, dañu war di jubilé, dañu war di ñaan yàlla na kenn ka rey kenn ka, yàlla nañ fa faatante, yàlla na affaire yi explosé, yàlla nañ wax lépp, yàlla nañ mel ni ay dëmm yu jëfru. ñun loolu lañu war a ñaan. te ku ñëw di daw ci ñun naan ndimbal dàqal, xamal ni du sa gaayin. bul ko fompal deret, bul ko may ndox mu naan, bul ko ne massa. nañ rayante ba jeex tàkk. loolu moo ñuy arrangé ñun. ndax Moustapha Cissé Lo yorul suñu solution. chaque jour mu saaga ñuy ndey. Moustapha Cissé Lo du mus a doon suñu xarit, du mus a doon suñu gaayin. jamais au plus grand jamais. ak discours bu mu mun a yor du mus a doon suñu xarit. suñu vrai ennemi la, comme nu ko Macky Sall doonee, comme nu ko keneen doonee. pour wax leen ban façon njiit ngeen am, ma def benn publication ne leen diggante njiit buy saaga publiquement ak njiit mythomane buy fen publiquement ak njiit buy détourner alalu askan wi publiquement ak njiit buy def faux billets ñu jàpp ko ci faux billets publiquement, kan moo ci gën a grave délit devant la loi et devant Dieu? question bu grave la nag. j'ai vu beaucoup de personnes répondre et tout ça, bi moo gën a grave, bi moo gën a grave. xam nga lan laa leen bëggoon wax consciemment? que ñii ñoo leen jiite. loolu rek laa leen bëggoon wax, loolu kese. bu fekkoon tey jii dama joxe maanaam benn sujet, dama naan leen ñi trouver li ma bëggoon wax bariwul. dama leen bëggoon woon ni ñii ñoo leen jiite. njiit fenkat Macky Sall, un très grand mythomane, lu mu wax ay fen la, addunaam yëpp da ko fen. lu mu la wax lu dul Macky Sall laa tudd kàcc la, kàcc.
ci fen la jiitee ci fen autosuffisance en riz lii fii la xar mi jaar fee la xar mi jaar dinaa leen jox lii conseil décentralisé ministère décentralisé ci région lépp kàcc la. C'est le plus grand mythomane que l'histoire n'a jamais créé. Macky Sall mooy seen président rakam bu mu bokkal ndey ak baay moo sàcc suñu contrat pétrole yi et gaz yi des milliards. doomu ndeyam Moustapha Cissé Lo moo doon daggal ay saaga ndey waaye di defaale ay allégation. doomu ndeyam ki nga xam ne député la kii ministre la safurla kii maire la xool leen seen njiit yi président bi fenkat président la rakam bi muy détourné suñu alal lan la woon maire donc lépp instance dirigeante yi laa leen di génneel yëpp ay bandi lañ. président bi mooy coiffé lépp maire bi mooy présider gox bi mooy président wu gox yi député moom mooy représentativité wu askan mu Bougazelli député la APR dafa ay milliards lañ ko fekk muy détourné ak di ko def faux naan day corrompre kooku un député. Moustapha Cissé Lo vice-président assemblée nationale deuxième vice-président assemblée nationale APR muy saaga ay ndey. donc chaîne bi nga gis ni président ba moo yore exécutif moo yore législatif moo yore judiciaire moo yore bu assemblée nationale nag mooy législatif. exécutif bi day bandi la fenkat la. législatif bi nga fekk fa Bougazelli fekk fa Moustapha Cissé Lo kii di saaga ndey kii di fen kii di sàcc kii di def ay faux. buñ demee léegi ci mairie bi moom mooy parce que président bi après assemblée nationale ci mairie bi la parce que mairie moo ñu gën a jege ñun direct mairie ba tamit ñu fekk fa ab sàcc. ñan ñoo leen jiite kon fan ngeen dem fekk fa lu baax. ministres yi romb ñu leen parce que bu ñu nee président après ministre yi gis nga ministres yëpp jàpp nañ leen ci détournement de milliards. ñëpp amul kenn. Cheikh Omar Anne koolaal amul benn ministre boo xam ni traîné woo ay casserole. tu as détourné des milliards. bépp ministre bu nekk Sénégal audit di jàpp na la ci ay détournement. président fenkat mythomane traître. ministre sàcckat fenkat traître. député yi ngeen fal yéen ñoom Bougazelli ngeen fal ñoom Moustapha Cissé Lo ngeen fal ñooñu fen sàcc trahir leur peuple ngeen dem ci mairie bi fekkaat leen fa. maanaam mooy ñoom Aliou Sall ña ngay fen di sàcc di trahir di teg dil. loolu rek laa leen bëggoon wax ne ñii ñoo leen jiite. sama poste bi du woon pour xamal leen ni fen moo gën a garaaw parce que Macky moo tax ma ne Macky Sall moom mooy fenkat bi donc fen moo gën a garaaw loolu xam naa ko loolu yàlla wax na ko fen moo gën a garaaw saaga fen a gën a garaaw. mais Sénégal wax naa leen lépp lu yàlla nangu loolu lañ tere lépp lu yàlla tere ñoom loolu lañ nangu waxoon naa leen ko ci ay live. quand les gens yéen a ngi fàttali on essaie d'attaquer Abdou Karim Gueye ci ay affaire yu jabar man leen mais loolu seen yoon nekku ci jabaram la mun a def diggante moom ak jabaram la bu ne jabaram jox ma lii moom ak jabaram la bu ne jabaram jox ma lee moom ak jabaram la loolu yoonu kenn new ci da ko lew la ko yàlla nangul yéen ngeen bañ ko la yàlla bañ yéen ngeen nangu ko. ma demaat feneen ne leen nit ki takk jabar waaye yow jabar bu màgget bi nga takk noonu nangam ma ne leen mais est-ce que yàlla da koo bañ ñu ne ma déedéet yéen ngeen bugg ko bañ yàlla nangu ko jël yonentam sallallahu alayhi wa sallam sax jabaram mag ko ay ati at yàlla nangu ko moom yéen sénégalais yéen ñi dëgër fit yi nga xam ne di taxawaay yàlla yéen ngeen bañ ko yéen ngeen toog bañ ko ne non kenn amul kenn fii nii koo xam ni jabaram da koy mag mu war ko nangu non bu fi am man maay sénégalais man yàlla faalewu ma ko
moom ak ay loi am ak ay règlement am I don't care man la Sénégalais man maa jiite yàlla lum nangu dama koy bañ waaye lum bañ dama koy nangu. nit ki dem takk jabaram indi ñu ne non mag da koo mag nit ki dem takk jabaram boo xam moom moo ko mag ñu ne non xale la da ko war a teg fële. donc ñoom ñu am benn société boo xam ne ñoom seen pouvoir moo ëpp pouvoiru yàlla loolu moo feeñaat fii njiit buy fen ñu fal ko falaat ko njiit yuy sàcc ñu fal ko falaat ko kenn saaga ñu jël teg ko verdict populaire ne indi leen Moustapha Cissé Lo teg leen ko fii acca na ñëpp saaga na ñëpp sànni jamra acca ku nekk foral xeer sànnil jamra te dafa saaga moo tax ma laaj leen ne leen diggante fen ak ku saaga ak ku sàcc alal askan ak ku détourné kan moo ci gën a garaaw kan moo ci gën a garaaw ñëpp ne ma kuy fen mais est-ce que dans votre société yéen kuy fen ngeen gën a bannir ak kuy saaga nit day nekk ci jotaay sénégalais yi fen rek la ñuy def fen booy wax fen da ngay dem toog ci Sénégal tam toog Sénégal fen rek la ñuy def barke alxuraan buñ la waxee sax Mamadou Niass lañ tudd nee ko indi sa carte d'identité buñ la ko waxee nee ko jox ma sa carte d'identité ngay liir benn mun na tudd Mamoudou mun na la Mamadou sax Mamoudou bu sénégalais di wax ak yow 90% yi bul ko gëm jàppal 5% ak 5% yoo xam ne certitude bi mun nga 5% certitude 5% après nga jël 90% yi ne ay day kàcc boo koy def kenn du la bett Sénégal fen rek la ñuy def fen dañuy fen ba fen dafa mujjee neex Sénégal fen nga gis sax benn gel nga koy fen mu ne bu dee ay nax sax neex na bu dee ay nax sax nax mooy lan mooy fen ab gel mu ne ay nax sax neex bu dee da ngay fen sax neex na fen si sax dafa neex loolu la gel yi di wax ni bu dee ay nax sax neex na mooy bu dee fenal ba mu tooy waaw ñun dañ koy jël neex na de dañuy fen ba te demande yow sax sa bopp yow est-ce que kii man nit la ma jàppee wala golo comment il peut mentir devant moi flagramment et puis jàppee ma dof quoi pour moom man xaw ma booy wër fenkat jàppal sénégalais laa la wax da ngay daje kenn rek ni ko xuus jàpp yóbbu ku la dàq duul nga ne ma kii la moo tax seen président nekk un grand duulkat te amul benn effet léegi nag ñëpp ay fenkat lañ mais dañuy bañ saaga fenkat yu bañ saaga jotaay gars yi toog fu la dàq fen nga ne ma kii la kii bu fenee jox kee duul teg kee raatale daya teg kee duul rek la ñuy def bañ pare nag ba mu nice waa ji ne seen nangam tànta ñun ñëpp jóg non waroo fi saaga non waroo fi saaga waaye non booy saaga dafa xaraam non saaga na nga mais yéen duulkat yi nag yéen fenkat yi nag yéen loolu leen war a wax moo tax Sénégal booy fen amul effet garaawul moo tax man la lépp lu yàlla di tere Sénégal dañ koo nangu lépp lu yàlla xaraamal bañ ko sib ko di ko rëbb ñoom dañ koo nangu tant que yaa ngi fen Sénégal garaawul du débat du effet deful dara c'est nice xam nga droit fenal del duul rek del duul muy tooy rek ay boo saaga boo fa ngay xam population bu hypocrite seen nangam tax waaye man gars yi boo mënee bàyyi saaga yi quoi non saaga moom moo doo ko te yàlla ne la ma laaj la ne la yàlla moom ban la wax yàlla buñ demee diggante yow fenkat bi ak man saagakat bi ban kan la ciy njëkk a jugé ku ciy njëkk safara ñëpp na ma si fenkat bi la mais xool leen population bi seen ñu mun a duul ku la dàq duul nga ne ma kii la fen la ñuy dundee fen président bi sax ci la leen di xontee si président bi ci fen la leen di xontee ci fen la leen di wëggee buñ lekkee ay fen lañuy leen di lekkloo buñ leen di naanloo ay fen lañ leen di naanloo dañ leen di lekkloo fen bañ ne mbur bañ suur ñun naanloo leen ay fen bañ ne tat koo ci bàyyi muy zigzag di dox ku di dox loolu mooy naafeq
naa fekk mooy loolu. balaa ngeen di attaquer nit yi saaga ngeen dem xool seen bopp seetu yéen kañ ngeen di bàyyi fen kañ ngeen di bàyyi fen bés boo leen bàyyee fen nag mun a topp ji ki nga xam ni moom day saaga ngeen toppee ko loolu mais tant que bàyyiwu leen fen mun leen topp nit di ko wax na bàyyil saaga yi c'est pas possible. kenn mënul topp Moustapha Cissé Lo bàyyi ab Macky Sall moom fenkat bi kenn amul droit procureur amul droit topp Moustapha Cissé Lo bàyyi Macky Sall bi nga xam ni haute trahison la def ay duuri tooy xap la dundalee askan wi ba suñ jonn yàlla tey. ana conseil décentralisé yi ana ministère décentralisé yi conseil des ministres décentralisé région bu nekk ñaata milliards la fa waxoon ana terre bu mu doon wax naan avril lay daw. lépp lu Macky Sall wax fen la léegi moom procureur dafa war a topp kuy saaga bàyyi fenkat bi dafa war a topp insulteur public bi bàyyi mythomane public bi quoi. donc Sénégal yéen da ngeen nangu pour procureur bi topp n'est-ce pas saagakat bi bàyyi Aliou Sall bi nga xam ni sàcckatu milliards la détourné suñuy milliards loolu ngeen bëgg. da ngeen bëgg procureur bi topp saagakat bi bàyyi sàcckat bi ki détourné alalu askan wi loolu ngeen bëgg. gis naa tout le monde réclame procureur pour mu autosaisir u jàpp kii ok c'est bon mais xanaa bu jàppee Moustapha Cissé Lo war fa bàyyi Aliou Sall de xanaa bu jàppee Aliou Sall war fa bàyyi Macky Sall de lim duulam yi parce que bu dee fa yàlla la moom yàlla moom Macky Sall lay njëkkatee laaj ko la nga diggoon askan wi yëpp loo ca def plan Sénégal émergent ba loo fa def autosuffisance en riz bi anamu ceeb boo xam da nga ko dem indi marché étude de marché yi ni nga tasaaree marché yi xanaa balaa moo dem di jàpp ji Moustapha yàlla de moom bu dee moom la balaa téye ji Moustapha Cissé Lo teg Macky Sall tëmbal safara teg Aliou Sall tëmbal safara teg Bougazeli tëmbal safara indi ministre sàcc kam bi ñoom ak ñoom Mame Mbaye Niang tëmbal safara dooga mun a xanaa boo deful ndànk sax Moustapha Cissé Lo mooy mujj dugg ci safara bi loolu moom mooy loi yàlla waaye yéen nag da ngeen am seeni loi parce que nit boo demee gis nga dañ ne lafañ borom mbaam lay àndal boo demee ba mun a duul yow duulkat ba ngay gën a àndal ka kiy saaga boo demee ba mun duul di dundee duul di naanee duul di wëggee duul di xontoo duulkat ba ngay àndal kenn réclamé wul Macky Sall pour procureur autosaisir ci duulam yu tooy yi muy dundalee askan wi donc Moustapha Cissé Lo ci gang boobu la bokk kenn waru ko topp gang boo xam ne ay duulkat la